ñaari waxtu dem ba toftal fanweeri minute ak benn ñu sóobu si ñeenteelu xaaju magazine d'information de la mi-journée bi ñuy doore ak ab dossier boo xamante ne dossier économie boo xamante ne kii di suñu naataango Mamou Diaby Gassama moo ko amal di ñu ko fësal jafe-jafe yi nga xamante ne ñi di secteur informel ñi si yëngu ñu ngi koy jànkonteel ñu seetaan bi lépp dossier. tàmbale ko atum 1960 ba jamono ji gis nañ ne ni secteur informel dafa am ab place bu kawe ci koomu réewu ko Sénégal naka noonu sax téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-benn yu toftal ñeent dañuy yëngu ci secteur informel bu ñu sukkandikoo ci benn bataaxal ba nga xamante ne sax moom la régional intégré bi addu ci lépp lu ñeel wàllu bu xëy ak secteur informel Omar Ba xam-xama màcc loolu ci lépp lu ñeel wàllu koom waaye tamit nekk ab jàngalekat ca IFAS di ci àddoo. secteur informel dafa am doole ci biir koom bu Sénégal te loolu aussi dañ koy gis aussi ci yeneen réew yi mu nekk réewu Afrique même ci réewu Asie yi yooyu yëpp dañuy gis ne informel dafa am importance parce que lu ñu mënta wax tamit moom mooy suñu tissu industriel mooy entreprise industrielle entreprise de fabrication yu fiy nekk bëriwuñu amuñu doole trop suñu seetee ñu bëri xam-xam pour liggéey ci ay usines wala yu mel noonu connaissance yi nekku ci parce que peut-être jàng bi soriwul même ñoo xam ne jàng nañu ba pare ba am seen diplôme dañuy am ay coono ay jafe-jafe pour mën a am liggéey ci kii usines yi ci entreprise yi. donte sax am na poids bu rëy ci koomu Sénégal ñi di yëngu ci secteur informel dañuy jànkonteel ay jafe-jafe Fallou di ab jaaykatu fëgg jaay di ko dëggal. li marché bi ñi fiy liggéey ak li ñu fi maanaam ñi fiy jëriñu daal dafa bare jaaykatu ndox yaa ngi fi jaaykatu ataaya yeeg jaaykatu café yeeg ñun ñëpp ñu ngi fi dafa toll nii ñëpp mënuñoo liggéey. moom bitim réew moom du ma fa dem moom bëgguma ko bu ma amul lu may yóbbu bitim réew ma liggéey ko Sénégal gi ma dekk nii. Badoulaye nekk coordonnateur bànqaas ci taxaw wàllub artisanat yi nekk foofee ca Canal 4 nee na lu muy xaar ci nguurug Sénégal bëri na lool. dañu war a gën a mën a jàppale sunu ministre de tutelle nag surtout sunu ministre de tutelle. sunu secteur bi boo gisee sunu secteur bi ñun ñu fonk ko lu ñu am lu ne si lañ ko amee parce que ñëpp mënuñoo nekk ci ay bureau parce que secteur informel bi comme ni ñu ko waxee nii secteur informel bi boo xoolee moo yor sax Sénégal parce que ku yëngutu rek boo yeewoo yaa ngi yor benn affaire dem si secteur informel bi ngay yëngut dañ leen war a mën a gën a jàppale xam nga doon nañ fi wax dinañu jox 15% mais 15% yooyu ba léegi xam nga waaw gisuñu dara gisuñu dara tamit xam nga. nañ ko jënd moom koy produit la koy nañ ko jënd moom soxna si kooku moom dama koy wax ci kaw. secteur informel mu doon ab secteur bu jaxasoo waaye ngir mu gën am solo ci koomu Sénégal faw ñu defaraat ko maanaam formaliser loolee nekk kadduk professeur Omar Ba. at yi passé gouvernement yi fi nekkoon yëpp jéem nañu seet nu ñuy organiser ñu ngi structurer donc secteur informel bi boo xam ne comme ni ñu ko tuddee ci tubaab informel loolu moom mooy newul ci yoonu formel boo xam ne dafa organiser wu enregistré wu ak yépp ñoom d'ailleurs secteurs yi mën nañu bokk boole par exemple li nga jël ñaar ñett wala ba juróom informel ñu ne bon dañuy organiser wu créer société ñoom ñëpp yu nekk ay actionnaire ci biir société bi donc société boobu bien organisé dina mën a yokk ay création emploi parce que activité bi day gën a yokk te société yooyu dañ dem ba ci kanam dañuy même ñu commencé di defar di fabriquer c'est-à-dire donc di defar ay produits yoo xam ne dañ koy jaay bitim réew te loolu lépp la ñu ngi jóge ci informel di yéeg. secteur informel am na place bu yaa ci koomu Sénégal naka noonu sax gis nañ ne li du ci gën a bëri ci askan bi dañuy yëngu ci bile secteur ci lépp lu ñeel wàllub xëy gis nañ ne téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari secteur informel mooy créer lii di emploi ci réew ba nga xamante ne sax gis nañ ne lii di chômage bi am na fi doole bu baax a baax.
merci Mamadou Diaby Gassama jërëjëf alors si fàttali rek ñu leen di xamal ne kii di Moustapha Tall di opérateur économique bu nekkee tamit vice président bu UNACOIS Yessal moom moo nekk suñu ganub bi lépp magazine ñu dalal ko monsieur Tall dalal ak jàmm si magazine d'information de la mi-journée. jërëjëf soxna si. xaar nañ la nag si première édition. première partie bi vraiment. waaye embouteillage wallaay maa ngi jégalu nag vraiment ci retard boobu ndax embouteillage dafa xaw a bari. donc bi may jógee sama bureau ak fi may accès def naa lu mat 1 heure de temps et demi. donc loolu neexul a sóoraale xaj na peut-être BRT bi président di def. bi muy xam bi ñuy doon def propose première pierre la dernière fois xaj na bu àggee. dana wàññi embouteillage waaye daal war nañ see jóg. parce que vraiment. métti na te it xaalis bu bari lay coûter. ndax lay yàq loolu si loolu laa bëggoon ñëw sax. seetaan nga ak ñun bi lépp jàngat Mamadou Diaby Gassama amal ana ban seetlu nga siy àndee. loolu def avant tout dama waroon na nuyu auditeurs yi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi suivre sa émission bu am solo bi. di leen ni déwénati ndax bi mooy son première apparition ci plateau yi depuis début d'année donc maa ngi profité di présenter ñëpp samay vœux les vœux yi gën a baax yi nga xam ni moom vœux yu santé vœux ay ñaanal réew mi ñëpp am jàmm am wér ñaanal aussi sunu réew am jàmm. d'accord sous région bi am jàmm adduna bi yëpp am jàmm loolu laal lay ñaan. waaw yàlla defal na ko ci 2020. yàlla tàppe xol yi comme ni ko. ñëpp àndandoo di yëkkateendoo di tëralandoo. amiin bañ a am benn xiru daal. loolu daal bu amee réew mi dana ma jëm kanam. li nga xam ne nag moom laa constaté ci. dossier bi. effectivement li ñu wax moom noonu la demee ndax Sénégal li ëpp ci emploi ci secteur informel lay jóge emploi yi nga xam ni mooy formel bariwul ndax société yi fi nekk di joxe emploi bariwuñu tey dañu xaw a néew doole. par rapport ak population de telle sorte que ñi nga xam dañoo war a jóg liggéey bu ñu toog amuñu emploi def seen i demande ba sonn amuñu dañuy obligé créer seen propre emploi te it nag aussi malheureusement amul benn cadre bu ñu organiser ci secteur du travail boo xam ne dana mën a permettre ki nga xam ne dafay jóg di def activité bi mu mën a respecter normes yi mën a xam nu mu ko war a defee ak maanaam lan la ci war a jël comme engagement. waaw de telle sorte que da ngay ñëw rek. gis nit ñi di defee ni mu gën a yombe. yow it nga ñëw comme amul benn cadre nga defandoo ñoom parce que boo deful loolu ñoom dañu ciy génn te doo ci génn. donc en quelque sorte loolu moo tax informel bi bari. ndax état bi moom moo ko organisé. voilà yaa ngi wax état si loolu laa doon ñëw sax ndaxte kii di njiitum réew mi di Macky Sall diggoon nañu 500 000 emplois bi yoon mu dikk 1 million te ba léegi ndaw ñi ñu ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe alors si sa xalaat lan moo tax ba état du Sénégal mënul respecter wala mu régler li mbirum xëyu ndaw yi. état moom rek mënul créer emploi. sans le secteur privé. parce que bu njëkk état moo yoroon employé parce que boobu kii wuloon libéralisé woon économie bi boobu lépp li ci ëppoon état ko yore ci administration ba pare yor ay société nationale di liggéey mais loolu dem nañ ba xam ni sakkanul te it maanaam mënul régler problème bi mais bailleurs de fonds ñi nga xam ne ñooy financer Sénégal ni libéraliser économie bi mais bu ñu libéraliser économie waxuñu ñu anarchiser économie maanaam bu ñu créer anarchie dañu war a libéralisation boo xam ne day jóge ci loxo état dem ci loxo secteur privé ak nam fay demee état protéger aussi secteur privé bi ba secteur privé bu mën a créer emploi mais su fekkee ne dañoo libéraliser ba pare secteur privé bi kenn encadré wu ko fu waay neex jóge ñëw dugg ay étranger sax dañuy ñëw dugg créer seen emploi par exemple kaawu chinois yi tey dañuy ñëw dugg ci marché bi di jënd ay gerte yoo xam ne produit la boo xam ne dañ ko war a transformer di ko yóbbu. waaye maintenant loolu à qui la faute. mais c'est l'état l'état moo waroon ci boppam. bu muy proposer wala muy promettre ay emploi mu xam fan lay jaar pour créer emploi du lu ñuy créer avec une baguette magique non. est-ce que tamit waa secteur privé bi ñoom ñi seen biir duñu booloo bu fekkee ne état demul mu dem seeti ji leen ñoom ñi seen bopp ñu jóg dem seeti ji état ba xool bu ko defee état mu xool ñoom nan la leen di jàppale ba ñu xeex li ñu mel. su boobaa day fekk ñu déggu mais su fekkee secteur privé dégguwuñu xam nga concurrent
pour ñu déggoo dana jafe mu ngi mel ni wujju ak jigéen ak wujju. kon kay foofu tamit état tamit mënu si dara. si état parce que tamit nit ki tamit boo koy dimbali day fekk. mu fekk ci loxoom. voilà loxoom. mais bu fekkee ne ñoom waa secteur privé bi si boppam. booloo wuñu parce que moom la tubaab di wax rek ne l'union fait la force quand même. tey jii bu fekkee ne ñoom waa secteur privé bi ñoom juboowuñu kon état bu ñëwee tamit bu ko neexee tamit mën na diviser pour mieux régner. mais état c'est moom mënoon na fexe ba secteur privé juboo. mu def nan. mooy ki war a jiitu ñi ci war a topp ci. ñu ëpp ñu am doole mën a créer industrie ñooñu la ñuy waxal ñooy tête de file les capitaines d'industrie ñoom la ñuy waxal ñu fexe ñoom ñu organiser leen ba secteur yi ñu ne. kon yow lan ngay proposer côté boobu. li may proposer mooy état bi gën a impliqué wu waxuñu libéralisation ne veut pas dire que état dafa war a génne loxoom ci lépp. bàyyi nit ñi ñuy débrouiller non. état dafa war a di dugg di xam li ñuy def lan la di arbitrer di intervenir di protéger loolu rôle état la parce que doole secteur privé état ko moom bu njëkk état dooleem la yore di ko liggéeyee. léegi libéraliser nañu secteur privé jóg di ay jàmbaar dem jël ay risques jëli wuti ay financement joxe seen i kër joxe seen i seen i garantie pour def seen i activité war nañ leen protéger ba activité boobu du suux mais su fekkee ne protéger wu leen activité bi bu suuxee. kan la c'est du acteurs yi. c'est l'état moo waroon ba muy jóg di jël si réew mi fekk réew mi mu ngi ci pëcc koo xam ne mi ngi commencé woon en 89 bi ñuy libéraliser Abdou Diouf nekk fi libéralisation bi dem ba mu jóge fi moom 2000 Abdoulaye Wade ñëw affaire yi gën a jaxasoo. moom bu ñëwee nii man damay promettre emploi dafa war a liggéey ak secteur privé. dajale secteur privé ñu def. état généraux de l'économie xam réellement fii économie bi toll ak lan lañ war a def pour mën ci génn boobu bu ñu ko defoon suñu defoon plan boobu dana doon plan bu baax a baax boo xam jamono yi ñu ngi nekk ci concertation dialogue national peut-être dinañ ci waxtaane waale lépp lu jëm ci wàllum koom comme ni ko waxee ak secteur privé yi loolu li ci ëpp je pense que politique lay doon dialogue politique sa yaakaar li ci ëpp du doon économie dama yaakaar man bokkuma ca mais ni ma ko gisee la ci ëpp politique la. waaw ni nga ko gisee ana lan nga xalaatee nu ni mel. politiciens yi ñoo ko approprié wu ñoo ko jël. yéen opérateur économique yi wala ñeneen waa ñëpp ñu. informe la minorité lañ fa yóbbu ci ak opérateur économique. waaye opérateur économique ñoom war nañ mën a dajeek ñoom sax ci beneen cadre bu bokkul ak boobu le cadre par exemple li ñu fi daan organiser muy CPI conseil présidentiel de l'investissement kooku dañ ko daan au temps de Wade dañ ko daan def chaque année ñu tenir benn conseil parce que secteur privé du rencontrer président lu dul ci conseil boobu ministre dana daje ñoom conseil des ministres assemblée ministre dañu fa dem mais secteur privé fu dul conseil présidentiel boobu conseil présidentiel boobu Macky Sall bi mu ñëwee en 2012 def na benn conseil en décembre 2012 waaw après mu defaat beneen je pense 2015 3 ans après 2015 mu defaat beneen 2017 donc c'est plus d'1 an. bu njëkk bi 2012 la beneen bi ci topp 3 ans après. 3 ans après secteur privé kenn xamul lu ñu nekkee ak seen liggéey kenn xamul lu ñu nekkee ak seen i banque ñu bàyyi leen noonu ñu nekk ci ay jafe-jafe 3 ans après nga ñëw defee conseil présidentiel conseil présidentiel bañ koy def dama jël parole ni man conseil présidentiel bii ñu def 3 ans après lii la may jural. parce que man mënuma toog ak président lu dul conseil présidentiel te conseil présidentiel bi diggante man am naa fi jafe-jafe ak samay banque de maa ngi ak ñoom ci ay jafe-jafe 3 ans la ñu toog soog a defaat conseil ba ñu defee conseil bu en 2015 président ni li mu Sala wax nee na day yeex kon comme toog nañ 3 ans defuñu ko léegi dans 6 mois laa joxe war rendez-vous muy décembre 2015 boobu defuñu conseil ñu ngi ko def kañ 2017 février ou je ne sais pas quel mois encore ou non jàppatuma moom mais en tout cas 2017 lañ ko def man li ma jaaxal mooy par exemple bu fekkee ne nguur gi proposé na par exemple pour gis leen te moom ñëwul yéen lan moo tax yéen du ngeen sol seen dàll ngeen dem fekk ji ko. bu boobaa nan nga koy fekk ji. ngeen dem seen ministre de tutelle. non ministre tutelle non ministre tutelle boo demee ci moom est-ce que mën na la wutal audience non audience bi gën nga xam ni dana mën a dajeeg ñëpp mooy conseil présidentiel boo xam ni ñëpp dañ fay nekk mu nekk benn forum boo xam ne ñëpp a nga fa mu gën ay audience restreinte foofu buñ toogee ku ñu jël taw rek lu ñëpp mais conseil boo xam ne aussi dañuy daje pour la forme 1 heure de temps 2 heures de temps ñu tasaaroo xam nga duñ fa wax dara kooku une fois par an lañ ko doon def mais lu bon sax formule bi baax na dañ ko war na gën a améliorer au lieu ñu dem ci 1 heure de temps ñu def toute une journée wala tout un week-end su ko defee ñu mën a xam concrètement lan la économie bi doxe ak lan mooy am comme problème tey jii bu ñu nee ne
97 wala 96% 96% des emplois secteur informel moom moo ko yore. lan la lay def. mais li may def ça daf may simplement réconforter ci gëm ni par exemple bu fekkoon ni jël nañ secteur informel boobu jox leen gëdd bi ñu leen war a jox organiser li ñu leen war a organiser kon réew mi dem na yoonam bu yàgg. dem na yoonam parce que doole dëgg moo fa nekk. su fekkoon ni amul doole kon du mën a supporter loolu mu supporter. te rapport bi sax génne na ni. 66,1% ci ñooñu nga xam ne ñoo nekk di yëngatu ci secteur informel bi. ci jafe-jafe bu rëy la ñu nekk. ndax organisation boo xam ne baaxul. parce que bu fekkee ne organiser wuñ yow bu ñëwee. amuloo benn xamoo nooy def xamoo noo koy defee formé wuñ la waxuñ la nan ngay defee activité bi nga ñëw di ko defee à ta façon te da ngay exposé wu aussi à des risques yoo xam ni mën nga perte sa xaalis banque bi mën na la indil ay problème mën nañ la nax yu bari yu daf ci am yoo xam ni désorganisation bi moo koy indi mais su fekkoon ne organisé wuñ ko affaire bay leer ku ne xam li nga war a def impôt yi ñu war a fay ñu koy fay lépp di dugg ci caisse état bi su boobaa danañ gis ni collecte impôt bi dana ëpp foofu li ñuy def li ñuy am na actuellement nii. jamono yi parce que secteur informel. impôt bi di war a fay sax fayaguñ ko. donc loolu day répercuté wu ci bien-être sénégalais yi parce que yow boo feebaree boo demee hôpital doo fekk garab ndax impôt fayuñu ko. boo tamit bu doyee c'est mal éclairé. entretien bi demee noonu sécurité bi police bi doyul. parce que loolu yëpp parce que impôt bi li ñu war a fay ci impôt fayuñu ko. bu ñu organiser secteur bi nag. dana permettre ñu secteur privé bi génne ci di créer emploi di créer ay sociétés. ñu leen di protéger su ko defee ñu gagné ñoom it li ñuy gagné ñu mën ci suturlu di ci mën a fay état lañ ci war a fay état di fay employé li ñu war a fay mais su fekkee ni organisation bi amul employé sax doo leen mën a fay na nga leen war a fay seen droit sax doo leen ko mën a jox bu ko defee ñu accuser secteur informel te fekk secteur defuñu dara volonté la ñu am ñëw ak seen volonté ak seen i moyens ñëw di jéem a liggéey te teguñ leen ci cadre bu ñu mën a liggéey ba génn ci ñu ñëw si ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay si mbedd yi si rukk yeeg rukkaat yi nga xamante ne si jamono ji rek ñu ngi leen doon déguerpir alors est-ce que lu ni mel du leen gën a sànq oui lu ni mel dañ leen gën a sànq parce que amuñu leneen loolu lañ amoon li ñu amoon na ko néew ci économie def nañ ko foofu parce que foofu amul sax sécurité ci ñoom mais amuñu choix loolu lañ mën a am bu ñu ñëw toog fase seen i loxo il faut ñu jëm a yëngu ci dara ñu jël seen i taabal ak seen i teg ko ci kaw mbedd mi di ci daan seen doole. amul sécurité mais amuñu pexe donc ñooñu da nga leen war a dimbali. seet foo leen casé. mais bul ñëw yàq seen alal wala nga leen di toroxal. parce que quand même ay sénégalais lañ mën na jur lu si mel ni immigration clandestine bi nga xamante ñu ngi koy. voilà loolu mën na indi immigration clandestine parce que ñi nga xam ne dañoo nekkoon foofu di fa daan seen doole kës ne boo leen ko xañee. ñu toog amuñu lu ñu def dañuy risqué dem ci géej comme seen i morom wala ñu dem ci ay yu kenn xamul ay agression wala ñu def ci ay yu kenn xamul. parce que dañu war a kon dañu war a ne occupé te occupé wuñu leen. alors si sa xalaat wala benn minute rek wala lu ko mooy nan nga wala si sa xalaat nan nga yaakaaree ne war nañ ko war a mën a def état du Sénégal pour que bi lépp secteur ñu def nu ñu mel ba mu ñooñ ñu toog waxtaane ko état généraux de l'économie toog waxtaane économie bi xool réellement lan lañu war a mën a def ba génn ci su fekkee ñi jiite réew mi déglu nañu dañ leen wax loo xam ne danañ gis ni yoon wii buñ ci jaaree danañ ci génn man loolu mënul xaj fii ci benn jataay comme ni ñu ko waxee mais daal li nga xam ne mooy yoon wi ñu woo secteur informel secteur économie bi yëpp ñu woo leen ndaje moo xam ne dañ koy waxtaane pour waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ci am ci économie ak lan lañ mën a def ba génn ci te ñu bañ a bàyyi nag commerçant yi wala ñi nekk secteur informel ca gannaaw jox ñu ay fonctionnaire ñuy jiite fonctionnaire yi la ñu xam mooy ay kayit signé ay kayit ak ay décret ak circulaire mais li nga xam ne mooy xam-xamu terrain bi nañ ko laaj ñu ko xam bu ñu ko laajee ñu ko xam ñooñu joxe seen xalaat yaakaar na ne bu ñu ci jaarat nañ ci génn. waaye yéen tamit bu leen toog rek di xaar nguur gi ñëw pour que ngeen mën a amal ay jéego yoo xamante ni da ngeen koy tekk ñu dem sa beneen pàcc bi mooy ab waxtaan boo xamante ne kii di Fatou Bintou Diouf amal na ko sekku ko ak kii di suñu natango di suñu confrère Thierno Diop xelam màcc jëm si wàllum politique. ba nga xam ne nag ñoo ngi koy nemmeeku si diggante
diggante général Mamadou Niang ak kii di Famara Ibrahima Sagna. waaw pëcc bi dafay dëggal li ñu doon wax rek ci ay weer ci ginnaaw mais dafa am réeroo ci diggante ñaari kilifa yi muy général Niang ak Famara Ibrahima ne woon sax ci xamante ne moo di ancien président conseil économique et social moom bu bindee correspondance général Niang du ko tontu boobu nag kilifa gi général Niang moom weddi woon loolu mais du weddi boo xam ne bii sax daanaka rey na ci boppam daal du ñaan de tontu diplomatique la rek de parce que dafa waxoon rek ñun du moom la ñuy rendre compte donc obligé wul di répondre suñu correspondance boobu rek lañ xam ne réeroo am na te nag bu ci lii feeñee nii ñun dañuy jàpp ne liñ naan weñ gi mi ngi yàqoo ci majaxaar ga xëy na ci début bi lañ ko réglé wul daal maanaam luñ naan li feeñ ci fee rek noonu sa njëlbeen dañ kaa tontuwut kon tey loolu la ñuy mën a jaxante commission politique bi ak comité de pilotage bu dialogue national bi à proprement parler. bu weesoo pëccaxoo boobee monsieur Thierno Diop yaakaaroon ni nga xam ne nag moom la ñu séntu si seenu diggante muy xëccoo bi du nasaxal li nga xam ne moom mooy dialogue politique boobee. non man yaakaar naa ne xëy na ñu ànd ci saafara parce que affaire responsabilité la dialogue bi ni ñu ko defee publicité man na yaakaaruma yu mel nii war koo mën a yàq daal du fi gulee dialogue moom dafa bi ñu mës a am de ça dépend ci forme dialogue bi xam nga laata sax général Niang ñi teg commission politique am bi amoon na fi comité de concertation sur le processus électoral comme tuddoon na jiite ko ba boobu sax am na yeneen structure yu jiite yooyu kon naka jekk ñoom ñi ngi xool solution pour am déggoo ci wàllum élection ak yooyu mais commission politique bi dafa mel ni foofu la toogee waaye ku mel ni Ibrahima Seck xam-xam màcce ci wàllu boobu moom tam mu bokk ci comité de pilotage bu dialogue national bi bu ñëwee ne li général Niang kooku mu jiite amit ak yoon kon xam nga daf ñuy jaaxal kon dañu naan blocage am na parce que am na benn structure boo xam ne daal reconnaître wuñ ko te moom tam mi ngi proclamer autonomie donc foofu effectivement comme ni nga ko waxee cacophonie am na blocage am na ba tey Sénégal yi dañu leen leeralagul la mooy différence entre commission politique ak dialogue national daal moo tax ma ne affaire yi ci départ bi la leerul daal mais dinañ faire prévaloir seen sens et responsabilité pour romb problème bi nii. d'accord Thierno Diop ma fàttali taskatu xibaar nga waaye tamit yow yaa jiite site bi di nettali.com suñu rédaction mu ngi lay jaajëfal bu baax. loolu la fay soxna si jërëjëf merci beaucoup. merci. loole nag doonoon ab waxtaan boo xamante ne kii di Fatou Bintou Diouf sikkoon na ko ak suñu natango bii di Thierno Diop nekk coordonnateur bu nettali.com alors ñu fàttali tamit ba léegi ne ñu ngi fii ak Moustapha Tall di ab opérateur économique nekk président de MIC DPN nekk aussi vice-président wu UNACOIS Yessal monsieur Tall. Thierno Diop mu ñëw ci dialogue national bi ak jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci diggante kii di Famara Ibrahima Sagna ak le général Niang nan nga xalaatee lu ni mel la. mooy li ma la wax xam nga dialogue bi kon c'est politique. politique moo waral di xiroo ko nga yoo commencé da demaguñ fenn di xëccoo. di xëccoo waaye parce que politique la dialogue politique la du dialogue économique. waaye danga mais est-ce que politique xam nga politique mo si la ñuy waxtaanee lépp loo xamante ne mooy luy gérer dëkk bi en fait. voilà donc politique société la politique économie la politique domaine yëpp la la en fait. mais nag suñuy privilégié dialogue politique bi. politique mooy emporté su fekkoon dialogue économique bi. ci biir mais de loin. man nangu la sa xalaat ñu wax benn question rek. si affaire jënd beek jaay bi campagne agricole bi jëm si wàllum gerte bi mu mel ni mu ngi sooxee. te Sonacos mu ngi yuuxu wàllu. effectivement campagne arachidière bi comme ni ñu ko waxee man bi ñuy jëlaat Sonacos di ko nanguwaat ci Jaber pour kii ko renationaliser ko dama ni leen buñ ko jëlee ni ñu ko joxe woon Jaber dañuy échoué parce que noonu lañ ko yore woon échoué donc Sonacos li ko indi woon moom dañoo tasoon en 4 à l'époque Abdoulaye Wade moo waxoon ñu tas en 4 en 78 Abdou Diouf tas ko lu fi sësoon créé beneen société bu xaw a remplacer en 4 loolu moo indi woon Sonacos di jënd gerte di ko nal di ko jaay parce que boobu usine rek la woon bu doon nal di jaay ñu tas en 4 jël gerte gi jox ko muy commercialiser di jënd gerte gi di jënd di jaay di nal di jaay après léegi loolu dafa luuroon Sonacos moo tax poids boobu reposé ci kawam mën la dem mu perte ñu daal di jël privatiser ko jaay ko Jaber na mu ko jëndee la ko bëgg a doxale woon continuer di jënd gerte di nal di jaay diwlin ji gars yi di importer diwlin ji jóge ay Côte d'Ivoire ak ay yooyu di ko concurrencer ba moom ay jafe-jafe
mu delloo société bi état bi reprendre société bi. bi mu ko reprendre man dem naa APS agence de presse nationale de presse sénégalaise donc pour te dire que ñun ay acteurs économiques lañ. mais tooguñu rek am nañu toog mais man tooguma am nañu mel ni man aussi. par exemple ba ma recevoir en 2003 la ma ko waxoon ci ceeb bi gis na ko. muy indi ñu wax affaire autosuffisance. donc tooguñu. parce que suñu dafa naan rek si 200 parce que waxtu bee ñu. muy arachidière boobu campagne arachidière bi. li tax doxul. mooy organisation bu bon boo xam ne am na ci secteur bi muy dañu waroon a scinder les deux structures bi en deux. benn société privée état warutul gérer. dafa war na jël société bi privatiser comme na ma ko joxoon Jaber mais da koy scinder en deux jaay ñaari société yi benn société bi ñu créé ko muy société privée nga xam day jënd gerte gi di ko jaay di commercial di ko jënd di ko jaay usines yi bu ko souvent buy ñëw di jënd gerte ci société boobu lay dem société bi jaay ko mu fay par lettre de crédit en devise au lieu que ñuy bàyyi chinois yi ñëw di dugal seen bopp di jënd gerte gi di ko dajale gis nga li xaw barki dem dañu fekk fañ doon jënd gerte rey fa ay nit ñu jël xaalis bi donc yooyu état waru ko cautionner état réew dafa war a organiser wu organisation boobu lañ nangu la def suñu ko deful nag ñun ñëpp ñu ngi en risque état bi li mu am du ko li mu bëgg du ko am ñi xam ne ñooy liggéey ñu ngi en risque permanent. d'accord kaddu yi leer na ñu dem si pàcc bi mujj si bi lépp édition di li yéen kaay yi xëyee ñu ànd si ak Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm waaye dialogue amagul ci dialogue national mi ñu door fan yi ñu weesu bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi ñu xibaar ne réeroo mun naa dox ci diggante général Mamadou Niang mi jiite commission politique bu dialogue bile ak Famara Ibrahima Sagna mi jiite comité de pilotage bu dialogue national bi yéene cabinet la tàmbale gàllankoor seen liggéey bokk na ca déggoo amagul seen biir ndax ay ñoñu général Mamadou Niang ci commission politique ga mu jiite ne duñu nangu benn yoon ku leen yilif ku dul njiitu réew mi Macky Sall googule commission politique bu dialogue national bi ne duñu seetaan benn yoon liggéey seen liggéey ba pare am ñu ko bëgg a xajamal yéene cabinet las ne bile dialogue national tàmbale naa xejem daanaka tagatembe la def ndax doxagul ndax kàddu yu woro ya dox ci diggante Famara Ibrahima Sagna mi jiite comité de pilotage bu dialogue national bi ak lii di commission politique bu général Mamadou Niang jiite ñaari kuréel yii guñu ci seen kàddu déggoo amagu ca yéene kabi di enquête ne seen doxalin tàmbale naa gàkkal dialogue national bi ndax lii di commission politique gañ ci taxawal buguta liggéey ak kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall da ca fay ma ca bokk ne duñu nangu benn yoon saytu seen liggéey ba noppi bugg ko jébal ñeneen waaye kii di Ibrahima Seck bokk ci comité de pilotage bu dialogue national bi ne lii di commission politique bi Mamadou Niang jiite jaarul ci yoon ne légalul ci biir yéene kabi di Sud Quotidien Momar Diong di analyste politique taxaw seetlu la xëy amal ci bile commission politique bu dialogue national bi ne la ca aju woon yépp ak nañ ko waroon a taxawee ak lañ ca waroon a jiital moo amut Momar Diong fàttali ne la ko taxoon a jóg rawatina la ca yitteloon njiitu réew mi Macky Sall ba ñenn ci woy politique yi ba ci kujéeg politique bi bokk na ca xamal askan wi kañ la ñu amal élection locale yi ñu jéem yéene kaa bi di 24 heures ne lu aju ci élection présidentielle 2024 yi ñu jéem gannaaw bu ñenn ñi tàmbalee lam-laamee candidature njiitu réew mi Macky Sall ci googule élection kenn ci jege ñaaleem doon ko jege lool première dame Marième Faye Sall ne njiitu réew mi Macky Sall mu ngi ci tànk dagaanaat baatu askan wi ci élection présidentielle 2024 bu ñu sukkandiko ci Mame Moussa Fofana di ndaw APR te ne ca Géejawaay ne misaal bi bokk na ci ni njiitu réew mi Macky Sall dooree setal bi ak casquette maanaam cap gamu soloon te lim bi di 24 fës ca lool lépp di wundu élection présidentielle 2024 yéene kaa bi di turbine xëy taxaw ci kàddu yi tukkee ci Cheikh Yérim Seck mi leeralal askan wi yàggut ne am na deal am na diisoo am na négociation gi dox ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Idrissa Seck waaye kii di Moustapha Diakhaté jot na ko weddi ne bu doonoon ci ab gént sax njiitu réew mi Macky Sall xalaatul deal ak Idrissa Seck waaye terewul ci biir yéene kaa bi di lees Maître Abdoulaye Wade wax na ay déggam jëmale ko ci wàññoo lang bu leen ko yemale ci yokkute gi am ci njëgu courant bi wala yemale ko ci génnub kaso Guy Marius Sagna Maître Abdoulaye Wade ne bu fekkee ne ci ñaari ponk yi dong ngeen ko tënk kon xeex bi jaratu ko daal di soññ waa lang ngir ñu gën koo jémmal gën koo xóotal Maître Abdoulaye Wade ne xeex bi warta tënku rek ci njiitu réew mi Macky Sall na fi jóge waaye nañu xalaat ëllëg kan moo ko fi mun a wutu ci biir yéene kaa bi di Les Échos ay karimis ne bu ñu sañoon kii di Maître Abdoulaye Wade du dalal benn yoon wàññoo lang ñoo bañ yéene kaa bi di L'Évidence ne lu aju ci coowal suuf gi lëmbee Mbuur ci jamono ji te ñu tudd ca maire bu Mbuur Fallou Silla jot naa yëkkati kàddoom ne ay jege ñaaleem ci wàllu politique ñoo ko bëgg a suruxal ñoo ko bëgg a sànk Direct News ne kenn ci waa APR tudd nañ ko ci faatum dem si yàlla Fatoumata Makhtar Ndiaye di député Awa Niang Direct News bëgg a xam ana lu sooke ba ba tey enquête bi jotuñu ko xóotal jëmee ci moom gannaaw bu Samba Sow leeralee ne kii di Tantam ak député Awa Niang ñoo sooke mu rendi xatet kii di conseiller économique ba woon di Fatoumata Makhtar Ndiaye doom ja di Adama Ba mu ngi leeral ci Direct News ñu waxoon ci jamono ne dañoo fexeel waajuram ba faat ko réew mi quotidien
nga ne boulanger bii di Mamadou Seck faat na ci anam yu doy waar njaatigéem di Cheikh Thiaw mburu moo leen jottale gannaaw bu Cheikh Thiaw xamale Mamadou Seck ne mburu ma ngay defar bu ci def xorom ca la Mamadou Seck gis boppam fippu ne dooma jàngal sama métier coow la jëm kaw jëm suuf ca la Mamadou Seck faatee ci anam yu méttee métti kii di Cheikh Thiaw yéene kaa bi di l'Observateur ne gannaaw buñ ko toppee mbirum faux billet moom député ba woon di Seydina Fall Bougazeli njabootam ci waxtu wile ña nga dekki ci ab appartement gu yeggut yéene kaa bi di Le Soleil ne gendarmerie nationale jot nañoo matal seen liggéey béy nañu seen waar ci atum 2019 gi ñu weesu ci xeex gi jëm ci wàllu ñàkkum kaaraange Dakar Times ne xeexum MFDC mun naa dàkk ndax Adama Barrow di jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall doon njiitu réewum Gambie fexe na ba gàllankoor Salif Sadio ci MFDC keneen ci jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall te falu yàggul ca Guinée Bissau di Embalo ma ñu njort ne xëy na dina béy waaram ngir jàmm ne ñooy ca Casamance Grand Place ne ñi amee feebaru roñon ci jamono ji seen bakkan nga ci xottu gerte ndax ñàkkum kit de dialyse ñan ca tuumal di Mansour Faye ak Abdoulaye Diouf Sarr ci lu toll ci ñeenti milliards yéena kaa bi di Stades ne Sadio Mané mi ñëpp doon xaar démb ci Ndakaaru mujj ta yegg si Sadio Mané ne du ci coobareem ne clubam di Liverpool ñoo ko wóolu Sadio Mané ne fileek ay fan dina indaale ndam li maanaam Ballon d'Or fii ci Sénégal waa Grand Place ne xalam demoon na bay neex démb waaye bu mu ba dog na sargal Sadio Mané mujj ta sotti démb ay supporteram am ci lu leen metti lool rawatina jaaykatu sandwich ya ndax defarool nañu seen sandwich ba noppi te faf Sadio Mané yegsiwul Ndakaaru ne seen njaay ma dafa mujjee lamb ci seen loxo ndax dégguñu ku leen wax ñaata. alors gis ngeen ko loolee nag la yéenekaay yi xëye woon ñu àndoon si ak Abdoulaye Bopp yooyu yéenekaay sax moom mooy ndar képp bi lépp magazine d'information de la mi-journée ñu sant ak gërëm kii di Oustaz Assane Diouf ak Seydina Omar Ba si réalisation bi côté technique Modou Fall Ibou Gueye ak Serigne Salou Bey ñu bàyyi leen ngeen wëy ak suñu programme La Voix des Sans Voix waaye nag ñu jaajëfal suñu gan bi di Moustapha Tall nekk ab opérateur économique doonoon suñu invité de la rédaction